asalaamaaleykum mbokki auditeurs yi mbokki auditrices yi ni nu baaxoo di ko defee rek ayu bés bu jot si waxtu wi dellu si nañu ak yéen si seen émission actualité politique de la semaine seen xarit Chérif El Walid di leen ko defal ànd ak ay invité am si studio bi di monsieur Sidi Fall mu feggoog xaritam sëñ Cheikh Niang waaye it nu jàkkaarloog seen jigéen soxna Awa Thiandoum mbokk yi nag yéen a ngi si Cap Sénégal Natangué la convergence alternative pour la prospérité Sénégal Natangué bi président Abdoulaye Fall jiite si partenariat mu lëkkaloog sunu Kër FM di la première rajo panafricaine di émettre depuis Los Angeles mbokki auditeurs yi mbokki auditrices yi ñu ngi leen di nuyu di bég lool si ànd bi ngeen di ànd ak ñun si seen émission bi ngeen safoo di actualité politique donc du ma def rek lu dul jox sunu gan yi nu nuyoo. bu nu nuyoo ba pare rek nag nu daal di xuus si émission bi sëñ Sidi Fall auditeurs yaa ngi lay déglu si waxtu wi lan nga leen di nuyoo kàddu gaa ngoog. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki Cap Sénégal Natangué waaye mbokki Sénégal war nga këpp waaye auditeur ak auditrice suñu Kër FM bi émettre fa Los Angeles seen xarit seen frère Sidi Fall moo leen di ziar di leen nuyu di leen jox seen wàccuwaay waaye di def benn clin d'œil président Abdoulaye Fall di ko ziar di ko ñaan ñu yendoog jàmm et di nuyu suñu gan yi Cheikh Niang ak soxna Awa Thiandoum di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di am mbégte lool si plateau bi ñu bokk fas yéene waxtaan ci li jëmal suñu réew kanam muy Sénégal bi ñu bokk ñun ñëpp di ñaan yàlla nag moom mi mën yàlla nañ yàlla may ñu dugg ci émission bi ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulillahi rabbil alamin te muy ndam bu ñëpp bokk bi jaay silvudéri ba ci kanam incha allah jërëjëf Serif kàddu gaa ngoog. jërëjëf sëñ Sidi Fall di bég si yow rek. soxna Awa Thiandoum nuyu naa la soxna si lan ngay nuyoo sunu auditeurs yi ak sunu auditrices yi ñuy déglu si waxtu wi soxna Awa Thiandoum. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu Chérif maa ngi lay nuyu di la ziar di la ñaanal jàmm di baalu ñëpp àq di baal ñëpp àq di ñaan yàlla nañu yàlla boole baal. yàlla nañu yàlla defal jàmm defal ñu ay ngeneen moo koy sédd ci jox ko auditrices yi ak auditeurs yi di leen wax di leen ziar bu baax a baax a baax di leen nuyu di nuyu le président Abdoulaye Fall yàlla na fi yàgg te wér di nuyu kilifa diine yi di yeesalaat sama nuyoo yow Chérif El Walid di kontaan ci li nga xam ne invité nga ma ci sa thème bi may nuyu itam li nga xam ne maa ngi ko seqal ci plateau bi maa leen ziar bu baax a baax. jërëjëf soxna Awa Thiandoum rafet na léegi nag ma wëlbatiku rek jàkkaarloog Serigne Cheikh Gueye sëñ Cheikh maa ngi lay nuyu. waaw sëñ Cheikh auditeurs yi ak auditrices yi ñu ngi nuy déglu si waxtu yi ana naka nga leen di nuyoo kàddu gaa ngoog. di wax ne auzu billahi mina shaytaani rajim asalaamaaleykum wa rahmatullah di jël sama nuyoo di ko teg ci sama ñaari xarit yi ma fekk ci bunt bi sëñ Sidi Fall ak soxna Awa di nuyu suñu mbokk suñu wëlëree sëñ Abdoulaye Fall di leen nuyu yow Chérif di nuyu panel bi yëpp di leen pour profiter di leen baal àq di leen baal àq ci événement bi ñu génn di wax ni yàlla may fan nu gudd wéeral ñu sàmm ñu te jàppale ñu ci projet yi waaw. allahumma amiin sëñ Cheikh Gueye jërëjëf mbokk yi ma fàttali leen rek ni yéen a ngi si Cap Sénégal Natangué di la convergence alternative pour la prospérité Sénégal Natangué bi président Abdoulaye Fall jiite di un parti en construction di yëngatu si lépp lu soxal doomu aadama lu koy jëmalee kanam. waaye it lépp luy jëmale réewum Sénégal kanam waaye luy jëmale sax sunu continent Afrique sa kanam Cap Sénégal Natangué di yëngatu si mbay mi càmm gi napp gi waaye aussi di yëngatu si santé
éducation ak justice si partenariat nag mu lëkkaloog sunu Kër FM de la première rajo panafricaine di émettre depuis Los Angeles yéen a ngi seen émission actualité politique de la semaine mbokk yi tey nag nu fas yéene am point yu nu waxtaanee ay poñ yoo xam ni bi si jiitu dañu jëm si journalisme li ñuy wax éthique et déontologie si journalisme li war si journaliste bi dinañu si waxtaan bu nu si jógee dinañu jàll si beneen poñ muy loo xam ni xew na si réew mi di benn journal boo xam ne dafa am lu mu bind si benn kilifa politique di kilifa diine am ñoo xam ne aussi dem nañu yàq te siège journal ba vraiment yàq fa lu am solo loolu aussi dinañu si dugg waaye dina am yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ni dinañu ko waxtaanee balaa émission bee jeex incha allah donc duma def rek lu walbatiku jàkkaarloog sama xarit Sidi Fall waaw sëñ Sidi yow de dama laa bëgg a laaj ñun dañuy dégg éthique et déontologie si journalisme si journaliste bi waaw sëñ Sidi yow loolu tey bon ko doon jàngatal bëggu noo wax mooy lan nga nuy wax maak samay auditeur sëñ Sidi kàddu gàngoog. waaw Chérif sa question bi am na solo macha allah ngay laaj éthique ak déontologie waaye jëm ci journaliste bi muy lu am solo Chérif waaye muy lu kenn gisatul ci la majeure partie bokk des journalistes au Sénégal muy lu fi tumuranke Chérif muy la nga xam ne nag su nekkee ci nit ki ak fànn bu mu mën a doon lépp loo mën a jàpp kanam la jëm waaye malheureusement tey fii suñ journaliste yi Chérif dañuy wax li fi nekk waaye ñëpp ñu koy déglu xam ne li ñuy wax looloo fi ne parce que tey dafa baax Chérif nit ki soo nekkee ci liggéey surtout bu mel ne journalisme la nga xam ne Chérif defar na réew waaye yàq na réew fii ngay gis journaliste boo xam ne day bind su page ba mu fees li mu bind dara amul fan la koy teg ci mere nit ki amal ko xol yàq deram wala nit wala jox la xaalis nga yàq deram tey seetal la presse sénégalaise journaux yi di génn fii waxuma kenn jëndu tuuti de waaye yuñ siy jënd yu néew la xam nga lu tax ñàkk éthique boobu nekk ci ñoom ak déontologie Chérif mu nekk loo xam ne kenn mënu ko expliquer Chérif parce que tey dama yaakaar ne nit ki nga nekk xale sa waajur dugal la école nga jàng ba génn macha allah lépp la mu war a def ci yow mu def ko ci yow nga jël taamu branche boo xam ne mooy branche journalisme nga bugg a nekk yow journaliste yàlla dogal nga nekk ko ba pare waaye ba nga ko nekkee ba pare da nga jël ngor teg fële jël dëggu teg fële waa Chérif loolu su dañee ci nit dara nekkutu ci éthique ak déontologie Chérif su dañee ci jàmm bi dara newutu fa te tey malheureusement buggewuñ ko woon noonu mais moo fi ne tey ana ban journaliste la ñuy tudd turam rek ne référence la si moom la ñuy référé wu si moom la ñuy xool lu mu wax dëgg la lu mu bind dëgg la Chérif waxuma am na waaye néew na torop waxuma amul waaye néew na torop dafa néew kon Chérif waay suñ journaliste yi nañu xoolaat seen bopp bu ñu jaay seen ngor ndax alal bu ñu yàq seen métier ndax di leen def loo xam ne
sax parfois neexu leen waaye dañ koy def ngir lan jël nañ ngëm yàlla teg ko fële. Chérif may ñaanaat di ñaanal suñu journaliste yi ak ku mu mën a doon di wax ne rek yàkkamtee egg yóbbu dëgg da koo gën te gis nga dëgg boobu si journaliste yi lañ ko gën a soxla ndax saa yu ñu koy génnee si ñoom rek réew bu ñu nekk day jëm kanam ma yemagum fii ba ci kanam incha allah jërëjëf. jërëjëf sëñ Sidi Fall dëggu tey jomb lu am solo la si doomu aadama bi rawatina yow mi nga xam ne taskatu xabaar nga te loo wax nu bàyyi si xel wax dëgg yàlla war ngaa xool ni ngay liggéeyee muy lu am solo. waaw damay dem nag léegi si soxna Awa Thiandoum bi nu déggee lu sëñ Sidi Fall wax jëmali ko si éthique et déontologie ñoo ngi si journalisme dama lay laaj ci yow aussi ban xalaat nga si am mais boo nu waxee sa xalaat ba pare ma bëgg nag laaj la ndax liberté d'expression wax dëgg yàlla gis nañ ko si réew mi am na fi ndax journaliste yi ndax am nañu liberté d'expression fii si réew mi soxna Awa Thiandoum kàddu gaangoog. waa Chérif may wax ci éthique ak déontologie sur le journalisme éthique bi mooy morale bi mooy maanaam journaliste bi ci lan lay tënku morale journaliste fan lay tënku moom buñ jógee ci morale boobu déontologie bi mooy métier mi ci yan charte la ko xanaa sur le plan international ak national nan lañ ko nisëree ba nga xam ne ku ci nekk ku jóg ne wax ne da ngay def journalisme ci loolu ngay tënku donc morale bi day taxaw ba pare déontologie bi ñëw donc muy loo xam ne lu am solo la ci métier bu nekk nag da ko war a am métier boo gis ci àddina dafa war a am loolu moom sur le plan national ba pare moom sur le plan international nga xam ne dëkk bi nga buñ ko ratifié ci buñ ko nisaree ci international bu dellusee ci nation yi ñoom dëkk bu nekk da ngay ratifié accord yooyu donc éthique journalisme am na solo lool waaye dañuy teg baaraam ci loolu ndax gis nañu ne léegi am nañ ci ñoo xam ne du ñëpp la nag am na ci ñenn ñoo xam ne dañuy wàcc yoon di def leneen naka sudul noonu wala wax leen naka sudul noonu ba pare nag buñ jógee ci loolu ma tegaale sama baaraam ci liberté de presse dafa am Sénégal lu wér la dafa am Sénégal waaye nag buñ la joxee liberté de presse tam dañ la jox cahier de charge ne la yow sooy wax ci dara na nga dem ba ca source ba mooy fan mooy fa mu xewee. Je suis vraiment désolée ci yenn comportement yenn journaliste di yàq seen métier da ngay dem ci source yi bu fekkee plusieurs sources la aussi bul tayal source yëpp ngay war a dem vérifier ba pare boo paree ci source yooyu aussi am na yenn saa yi source yoo xam ne dangaa war a lëkkaloog yeneen organisme wala yeneen institution ba pare doog a mën a génnee xibaar boobu donc loolu laa moon lu may wax pour le moment ci auditrices yeeg auditeurs yi ñu taaxirlu bu baax a baax ñu gën a toj ñu gën a waxtaan gën a tas gën a séddoo li nga xam ne moom la ñu yore ci journalisme ak éthique ak déontologie merci. jërëjëf soxna Awa Thiandoum nu ni triangulation recoupement nga remonter source ba te xool ni ngay collecter information nan nga koy traité c'est très important wax nga dëgg soxna Awa di la sant di la gërëm rek waaw sëñ Cheikh Gueye nuyuwaat naa la waaw sëñ Cheikh dégg nga déontologie éthique et déontologie maa ngi si journalisme dégg nga li si sëñ Sidi Fall wax waaye it dégg nga Awa Thiandoum li mu wax waaye yow nag bu ñu la ni woon jàngatal nu loolu ak liberté d'expression fu mu toll si réew mi ak démocratie bi si Sénégal yow lan nga nuy wax sëñ Cheikh Gueye maak samay auditeur kàddu gàngoog
Chérif ñu ngi leen nuyu di rafetlu li sama ñaari naataango yi indi ci éthique ak déontologie defe naa de comme ni ko waxee rek éthique ak déontologie defe naa ni commerçant sax xam naa war naa am éthique ak déontologie parce que kii jënd kilo nga peesal ko livré genn wàll libre defoo éthique defoo déontologie ma ko rawatina journalisme nag comme ni mag ngi ni wax du palan te Sénégal am ñoo xam dañoo bëgg a def journalisme ak pal gis nga nit éthique ak déontologie boo ko bëggee résumé da ngay wax informer juste et vrai waaw léegi nag gars ils s'en fichent d'informer juste et vrai il s'agit d'informer le premier waaw mbir xew na naa ko njëkk a naa ko njëkk a wax naa ko njëkk a wax waaw loolu mooy problème bi mbir xew na naa ko njëkk a informer loolu mooy problème bi léegi éthique ak déontologie foofu la ko nit ñi journalisme bëgg a teg affaire bi du foofu mais dama lay jox benn kii démb rek démb xoolal dañu jóge ci kii bi levée du corps bi benn journaliste ak ànd ak caméra maanaam yëpp ñëw interpeller sama président Inakwa interviewé ko ça va monsieur gis nañu tey vraiment vous êtes affecté sa copain sa xarit Mansour mi ngi nii tey ñu def levée du corps am vraiment xam nga c'est vous santé kooku wax après mu topp ko nañ ko jox xaalis ba il président obligé mu génn ay 10 000 francs di ko jox mais le c'est du journalisme wala c'est du commercial mais la kenn xamul lan la kon léegi vraiment mbir mi da ngay yéemu ci àdduna léegi daal informé tuñu dañuy xaw ma dañuy njëkkalante xaw ma dañuy commercial xaw ma li ñuy def gis nga nit ki buñ comme ni bu dee liberté de presse am na ci dëkk bi jooyatuñu ay journalistes yu ñu emprisonné jooyatuñu dara ñu ngi am liberté di wax kon nag buñ leen may liberté buñ ko defu fal nag ba ku leen neex tuumal deru góor bu leen neex teg lu leen neex soo waxee ñu ne sama source du ma ko révélé fa ma ko jëlee it bala ngaa waxal nit dara il faut aller ci source ba seetaat xool li ñu wax nga def recoupement xool ba wóor na am na ci cëslaay loo jàpp soo ko informé bu ëllëgee doo am lenn loo ciy wax mais le journalisme maintenant actuellement ak xale ci raxaloo doo comprendre sax boo jëloon démb tey ci jamono ñoom Mamadou Malaye Diop ñoom Soxna Dieng Mbacké ñoom de temps yu nga xam ne ils nous ont marqué bi ñu nekkee xale vraiment nga xam ni journalisme amoon na ñoo xam amoon nañ charisme di lay inspiré wu ci nga bëgg leen mais léegi doo xam qui est qui pour le journalisme vraiment c'est dommage. Chérif en plus journalisme léegi man léegi dama yéemu ci xale yi quoi dañuy def conférence de presse nga def sa conférence de presse ñu ñëw en masse nag fu ñu ko dégg dañ koy mees seen diggante ñoom ñëpp ñu ñëw suñu ñëwee dinañ fa nekk une cinquantaine soo defee kii de conférence de presse bu exposé ba pare wax li muy wax su ne vous avez des questions à poser xoolal du am plus de 3 journalistes yu mën a poser question da nga ci xale yu nga xam ni ils sont incapables de poser correctement une question en français une question correcte et objective. jërëjëf sëñ Cheikh Gueye defe naa ni tontu bi am na solo te li nga wax aussi lu jar a bàyyi xel la ndax lu am la nag jërëjëf di leen fàttali rek ni yéen a ngi si Cap Sénégal Natangué la convergence alternative pour la prospérité Sénégal Natangué bi président Abdoulaye Fall jiite si partenariat mu lëkkaloog sunu Kër FM di la première radio panafricaine di émettre depuis Los Angeles ñoo ngi wéy si seen émission actualité politique de la semaine léegi nag du ma def lu wëlbati ko jàkkaarloo waat ak sama xarit Sidi Fall waa sëñ Sidi dégg nga li sëñ Cheikh Gueye wax léegi de mani affaire bi est-ce que corruption est-ce que guerre duggul si biir yow nag laa koy laaj ndax nag éthique et déontologie buñ ko waxee dama yaakaar ni guerre amu fa place am sëñ Sidi Fall nan nga ko gisee ñoo ngi la siy déglu mag samay auditeur kàddu gaa ngoog. jërëjëf Chérif waaw ndax guerre dugg na ci walla guerre dugg ci gis nga soo dégloo léegi suñu xarit Cheikh la mu wax xam nga interviewé nit ñi walla wax dara nit ba pare dellu di ko laaj xaalis sëñ bi loolu moom kenn jéemu ko corrompre moom moo jikkowoo loolu dundee ko jëfe ko mun a fàng nit ñi gis ko wax ko noonu la demee gis nga am na yoo xam ne ci nit ki la ci doomu aadama bi la gis nga nit soo amul looy jomb amuloo loo rus amuloo référence yow amuloo koo xam ne sax def nga sa bopp ne kii ci man lay roy
muy sa rakk buy jàng génnagul wala muy sa doom wala muy ku la jege wala muy ku mu mën a doon ne kii kat ci man lay xool fa ma teg sama tànk fa lay teg tànkam gis nga nit foog ngay xalaat yooyu muy am yoo xam ne ci àdduna da nga koy jomba def waaye fekk xalaatu loolu doo xalaat loolu rek loo yaakaar ne moo nekk sa xel rek loolu moo baax loolu ngay def. corruption fu muy amee certes dina am mais du fépp xëy na nit comme li ma la ko waxee sànq mun naa am benn koo xam ne ma jàppee ko ne kii man samay ennemi la xaaral ma yàq ko ma woo journaliste bi jox ko xaalis mu bind lu ko neex te effectivement xam nga dafa xam ne su bindee lu ko neex dara du ko ci fekk xam nga lu tax te fu mu dem danaan sama source duma ko wax comme ni ko sëñ Cheikh waxee léegi bind naa ko ku la ko wax foo ko jëlee sama source duma ko wax fa lañ koy teg mu nekk loo xam ne lu yomb la trop ma profité ci occasion bi nag di wax foofu ne gis nga loo gis ci àdduna dañ koy régulariser dañ ko war a régulariser suñ ko régulariser wul rek du sotti du baax te lu waay neex nga def te gis nga joxe xabaar dafa nekk loo xam ne lu sensible la Chérif gis nga xabaar bi nga ko génnee balaa ngay rëccu ne du tax ma ko doon génnee fekk yow toj nga dëkk bi tas nga dëkk bi problème am na kon lu mu mën a doon avant tout nit ki na ci sóor yàlla journaliste la ay journaliste laa fa fekkoon anañu barki Dembo Njaay lañ ñu tàggee journaliste wu mag man mi fi nekk tey di def métier bi dina fi des ndax du jaas kon yaa fi nekk yàggul moo fi nekkoon moo fi sax fokk ñuy sóoraale loolu fokk ñuy fàttaliku loolu gis nga dëkk bii Chérif laisser-aller bi dafa bari nit ki léegi sooy def doo yow daal teg ko ci naa ko def ba pare am xaalis wala naa ko def ba pare am buzz ni ko xale yi di waxee mar d'Italie nañu indiwaat ngor nañu indiwaat yar ak teggin nañu indiwaat dëggu suñu buggee suñu réew mi jëm kanam parce que nag lii fi xew ni surtout journaliste yi yóbbuwuñu fenn taxawaluñu sax fu ñu nekk mais daf ñuy delloo ginnaaw Chérif ma yamagum fii ba ci kanam incha allah. jërëjëf sëñ Sidi Fall li nga wax am na solo lool wax dëgg yàlla man de dama dul nangu sama métier nga jaaree si ma di la yàqal deru nit du doon si sama lamiñ du doon si sama plume rawatina bi nga xamee ni journaliste bi nit la koo xam ni du ma wax mbooloo sax waaye dama naan àddunaa koy déglu te saa bu yëkkatee kàddu fekk gisuñu lu teggi loolu ñëpp dañ koy gëm donc balay ngaa ngi di wax wala balay jël plume di bind war na seet bu baax li muy def jërëjëf sëñ Sidi Fall soxna Awa Thiandoum dégg nga li sëñ Sidi Fall waxte waaye yow nag buñ la laajoon ban jàngat nga si am jamono jii nu nekk nii journaliste yi nga gis nii ni ñuy liggéeyee li ñuy bind si doomu aadama ñii di yàq der ñii di wax lu amul ñii di wax di weddi yow ban jàngat nga si am soxna Awa kàddu gaa ngoog. ma leen di nuyuwaat bu baax a baax di leen sargalaat bu baax a baax man de Chérif journaliste léegi daf maa waar te ñoom moyens yi ñu am actuellement ñu njëkk ñi fi nekkoon amuñu woon moyens yooyu mais dañ daan dem ba à la source am lu leen leer soog ko bind presse écrite lañ amoon am journal xanaa parler ak journal télévision mais luñ ci mënul wax rek dëgg la doon nekk waaye léegi daal ku nekk daa mel ni daal ay mercenaires lañu man moom laa gis ci journaliste yi léegi te métier moo dem nag léegi da ngay gis ay mercenaires ñoo xam ne xaalis dong moo leen yitteel
que la ñu def mu baax que mu bon ñoom seen problème nekku ci nañ ci am xaalis rek donc ñooñu ay mercenaires des métiers lañu métier boo du journaliste kese nag journaliste yi am na journalisme am na mercenaire éducation am na mercenaire beneen métier am na mercenaire mercenaires yi daal bari nañ léegi ci métier yi donc man toujours lu may wax mooy journaliste bi nga xam ne dafa teggi yoon c'est parce que tàggatuñ ko tàggat bu doy ba pare aussi bañ ko tàggatee aussi tàggat ba doy na wala doyul moom amul moral amul éthique parce que bu amoon éthique am na yoo xam ne du ci dugg du wax lu yoonam nekkul du wax dara du bind dara te vérifié wul la source wala les sources ma dellu si waat si parfois c'est pas la source seulement les sources lay doon ndax day am événement bu xew fekk ne c'est bilatéral ñaari nit ñoo ko sekk wala ñaari état ñoo ko sekk yenn saa yi ñooñu ñëpp nag da nga leen war a dem consulter ba pare ba vérifier ba pare ba mu wóor la ne kii lii la wax version yëpp nga am ko booy bind aussi ñaari version yëpp nga war a bind boo bañee ku la jam wala ku la laal wala ku la joxoñ baaraam te doo mën a fayu il faut ngay génnee ñaari version yëpp mais nit fay na ma di ma utiliser pour mooy maanaam instrumentaliser xanaa journalisme man ñëw naa am naa doole am naa politicien la wala opérateur économique bon jox la may fay la xaalis ne la waxal ma ci jiw lu bon lu ñaaw nga dem wax ko fay la xaalis ba ci biir ci ñun liggéey bi nga xam ne dañ koy liggéey bi ñuy liggéeyee suñu loxo liggéey bi nga xam ne ñun xanaa sénégalais yi ñun ñoo ko jël di ko liggéey di ko xanaa teg ci marché bi yenn saa yi day am nit koo xam day jóge fële moom xam nga lan moo ko ñor moom mëdd production locale bi rek moo ko tax a jóg léegi nag day fexe créer benn scoop boo xam ne day yàq deru produits locaux yi ñu defar fii su ko defee yenn sénégalais yu tubaabee yi daal di daw duñ jënd lool donc éthique ak déontologie dafa am ci métier yëpp mais journalistes yi tey moom ñi nga xam ne ñu ngi ciy respecté seen éthique ak déontologie seen métier boo koy xool tey Chérif yu 25% la ci loo bi ñu am yëpp 25% ñooy respecté loolu et c'est regrettable et c'est déplorable aussi mais toujours rek ñuy ñaan yàlla nañu yàlla may gis-gis bu baax xel mu baax dégg-dégg bu baax ak yéene bu baax ak xol bu rafet parce que xol ci lañuy ak bopp bu baax ci lañu di commencer bind di xalaat xol ak bët bopp léegi nag loolu bu fekkente ne amul cohérence amul xanaa aussi éthique loolu ça pose un grand problème donc di ziaraat bu baax a baax sama naataango yi ma ko seqal ci plateau bi di leen remercier bu baax seen gis-gis rafet na wax dëgg yàlla macha allah Chérif ma contribuer ba ci kanam incha allah. jërëjëf soxna Awa Thiandoum mu mel ni da ngaa bëgg a wax ni boo demee ba nga xam ne yaa ngi bind njaaxaana yi nga war a tëddee boo bindee boor bi bindal boor bële boo waxee boor bi boor bële wax wala bokk bu fekkee wax nga si nit ki xanaa lii gën a jaadu mooy ka ngay wax am na droit de réponse mais jox ko droit de réponse am mu ñëw moom it wax dafa jaadu li nga ni tàggatun leen bari na si loolu am la bon may wax donc ni war nañu xoolaat mbir mi métier bu nu war a organiser waat la parce que dafa am ñu si dugg ñoo xam ni vraiment jànguñu ko te nit ki nag tari loo jàngul loo doonul taalibeem nga bëgg a doon sëriñam dafay xaw a doy waar jërëjëf soxna Awa Thiandoum rafet na sëñ Cheikh Gueye defe naa ni yaa dégg lii de mani journaliste bi noonu éthique et déontologie mooy lu war si moom warul jóg benn yoon si boppam warul jóg benn yoon si xelam dafa war a dem sax nag ba muy daw si deretam waa ndax kooku corruption war naa dugg si moom wala déet
ndax corruption am na place si moom wala déet ah sëñ Cheikh Gueye nag loolu yow laa koy laaj di la si déglu maag samay auditeur Chérif waaw lii Chérif lii sama naataango yi wax léegi am na solo mais sama ñii ma gis ni man journaliste ma gis nii léegi nii ma dëgg fa yàlla dawuñu coow daal dawuñu coow lijjantiwuñu corruption chasseur de prime lañu man dama jeg yi dama naan est-ce que ñi ñoom da am est-ce que ils sont des salariés lijjantiwuñu seen salaire de dërëm la ñuy xëy dàq suba ba ngoon loo leen defloo loo leen waxloo boo joxewu dërëm tey booy conférence de presse dañuy ñëw teg toog bu dee ku yor kii la appareil caméra ak kii kooku 25000 la bu dee koo xam ne na day bind si net bi wala xam ne écrivain fe kooku 10 000 francs la suñu paree dañuy wër di séddoo di rang di séddoo xaalis ñoo danga sa yaram day daw te dañ ñi dafa am comme par exemple ñu dafa am ci tey naa quoi mi ngi war a wax wala benn organisme mi ngi war a wax ci dara ñu ngi xalaat pour ñu wax ci lan la ñu benn daar lañ mën a ñoom ñu war a mën a ñëw jël information bi baax ko askan wi mais non ñoom dañ jël information fayee ko pour mën a vulgariser li ñuy def mais boo leen toog da ngay xool ba sax man day référentiel gisuma ko ci journalisme yii ñi ma gis nii jamono jii nii ñu ci bëri gisuma ci référentiel gisuma ci ku ma naw ba pare léegi nag ba ñu dugalee benn terme bu ñuy wax freelance xam naa Sidi Fall dina ko xam baax man terme ba ma xamee dama ko doon wëri ko laaj lan mooy freelance nga xam daanaka nekkul fan day am liberté chasseur d'information day xëy di wër jaar banlieue dugg gannaaw fii génn di wër xibaar yoo xam ne nii di ko teg ci ay na ko monté nañ ci am dërëm mu ñu xëyee daal daanaka seen poche ku ci xëy daanaka mën nga wàccaale 100 000 francs dañuy méchante fu am conférence après ku fa ne rek da ngay woo sa waay ñoo ngi fee da ngay ñëw tuuti rek boo jëlee fi tuuti rek daw ndax am na beneen bu nekk faat nga daw wëri ko fa nga am beneen ñun ñuy xëy daw di war information xam ni li la ci ñor mooy xaalis waaw foo dem te fay joxuñu la sa information doo bind waaw wala buñ la léegi revue de presse yi ngay gis nii ñu koy teg ci kaw titre di leen titre nii da ngay fay de soo defee sa conférence presse da ngay fay titre pour ñu titre la da ngay fay xaalis bu weex tàll pour ñu mën la teg ci revue de presse pour ñu mën la teg au demande des journaux. nga baal ma Chérif Cheikh Tidiane li muy wax léegi muy freelance fu gis nga freelance boobu nekku ci journalisme loolu c'est un terme commercial ki nga xam ne moom mooy entreprise boo xam day jaay ay produits mu joxe jël ay freelance boo xam dañuy def casting ñu jël leen xam naa yebal leen sur le terrain ñu dem jaay produit loolu mooy freelance mais journalistes yi aki moo nañ ko. merci Awa loolu jaaxaloon na ma trop man damay ay boy ñu taxawal fii man amee boy ñu naan mooy freelance lañu affaire yooyu grand dañoo ñëwoon dañu dégg fii nii waaw koñ bi fii ñu ngi fi liggéey tali bi ndax yéen est-ce que yéen gin mais duñu di laaj yoo xam ne ak di vraiment di dugg ci yoo xam ne doo comprendre doo mën a xam fan la ñu mën a ne dañ ko seen marché bi dañ koy defaraat est-ce que la mairie vous a accompagné nangam ak nangam di dem waa ni la waa grand affaire kii dañoo yoroon caméra bi dañ bëggoon ñu lijjal ñu transport yi ma xamul doo comprendre vous êtes obligé ngeen dem fee lijjal transport pour jox leen mais doo xam nu ñu doxee doo xam fu ñu bokk soo liggéey xibaar boobu nga leen wax sax doo ko mës a dégg fenn doo xam sax fu ñu koy waxee fu ñu koy indee wax dëgg fa yàlla Awa waaw indil nga ma freelance kon ci loolu la waroon mën a nekk mais journaliste bi la léegi ñoo yor freelance bi léegi boo yaa ngi taxawal ci mbedd mi ne ay freelance lañu. jërëjëf soxna Awa Thiandoum jërëjëf sëñ Cheikh Gueye waaye nu dellu si waat rek si mbir mi nga xam ni moo yëngal dëkk bi fan yi donc muy problème mu journal Les Échos bi nga xam ni song nañ ko yi saccagé ko am lu fa yàq si seeni matériel bon li ko indi nag mooy ñoom seen nouvelle boobu nu joxe ni dañu bind ni sëñ Moustapha Sy di kilifa diine mais aussi di kilifa politique ndax dafa yore parti dafa coronavirus ba ñu ngi ko hospitalisé hôpital principal bu Dakar ay jegewaalem yëpp jóg weddi loolu ni nag ñi ngi indi preuve parce que fi nu toll nii mi ngi si tournée bu am solo sëñ Sidi Fall yow lay jox kàddu gi laaj la loolu yow ban jàngat nga si am kàddu gaa ngoog. waa Chérif sa question bi am na solo may wax li waa ji waxoon rek Chérif gis nga dëgg bu daanoo ci penc mag ñi xëy di ko wër suba ba jant sow mënuñu ko gis
dafa fekk ne borom barke moo juum ñu ragal ko koo wax. gis nga Cherif dëgg moo taree dem suñu Sénégal gi. gis nga yàlla ci boppam wala suñu sang-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo waxoon nañu sa mbokk jàppale la rek moo la war sa diggante ak moom. suñ ko tooñee jàppale ko, soo ko tooñee jàppale ko. suñ ko tooñee jàppale ko, su tooñee jàppale ko. ñu ne ko sang bi loolu doy na waar de, sa mbokk naka lay tooñee nga jàppale ko. mu ne waaw, jàppale sa mbokk si su tooñee mooy nga ne ko dangaa tooñ, li nga def deful. gis nga Cherif, Sénégal dañu ko bokk te dafa am loo xam ne mi ngi fiy xew te liy raam si ñag ba la jëm, nañ ko arrêté tout de suite. tey ñu bind ne sëñ Moustapha Sy Moustarchidine wala Moustarchidaat gis ñu sëriñ ñun ñëpp dafa feebar, dafa coronavirus. dëgg la ak du dëgg warul tax kenn laa wax dem peinture miiru jàmbur, waxuma la ñuy saccager yëfu jàmbur, teguñu ko fenn. te ñi ko def dañu leen war a teg daan ak fu ñu mun a jóge ak ku ñu mun a doon, parce que dañoo tooñ te ku tooñ dañ lay teg daan. gis nga Cherif, sénégalais yi ñun dañu war a delloo ci xel yi, jiital dëgg def ko suñu gànnaay. kenn ku ci nekk di toog ci palaasu moroomam su lu mel nii amee, ñu bàyyi parparloo baaxut. surtout nag damay jox toor suñu justice bi Cherif, ñu wax ko dafa tëddee ñaari boor. c'est une justice à deux vitesses. Sénégal soo fi amee mbooloo da ngay def rek, xanaa loo deful ci yow la, waaye dara du la ci fekk. Sénégal soo fi bokkee ci nguur gi ñuy jiite, defal lu la neex, dara du la ci fekk. gis nga loolu fii ak dañu toog ci bombe à retardement, te yàlla tere fi ñu jëmee baaxul. Cherif, sangu-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam day feebar, ki gën ñëpp, ki tax ñu toog fii di wax tey, ki nga xam ne su dul woon moom àdduna du am, kii xaritu yàlla, soppe yàlla, Cherif dafay feebar. waa léegi sëñ Moustapha Sy feebar na wala feebarul, mooy li ñu doon wax léegi rek, bind nañ ko, wax nañ ko, peut-être sax ñi ko bind xëy na wax ngeen ko léegi, am na ñu ne mi ngi tourné, ñun ba tey wóoruñu, mais li ñu mën a wax mooy mu am ak mu amul, jarul kenn di jóg di toj yëfu jàmbur, loolu tooñ la. gis nga kenn ëppalul kenn ci réew mi, nañu joxante cër ñun ñëpp, nañu joxante cër. te joxante cër bi mooy lépp lu mun a xew buñ ci jiital suñu bakkan, nañ ci jiital yàlla. te ku jiital yàlla rek dëggu mi nga sa kanam doo ko mën a jéggi. Cherif, lii ñuy def rafetlu moo ko, ñaaw na torop, te teguñu ko fenn fu dul ci seen bakkan. te nag justice war a dal seen kaw, waaye duñu bett aussi su leen ci dara fekkul, ndax Sénégal noonu la bindoo, noonu la tëddee. ñi war a nekk ci kaso bi tey, ci prison bi, ñooy lëmbe réew mi di wax lu leen neex, di def lu leen neex. te gis nga loo tere nit ki démb mu nangul la ko, su la ko bañalee tey dafa fekk ne yow mi koy tere yaa def li nga ko doon tere mu teg ci bëtam. loolu rek la. asalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf sëñ Sidi Fall, dégg nañu xalaat bi. waaw soxna Awa Thiandoum, li xew si réew mi ne def naa ne ñun ñëpp ñoo ko yëgandoo. waaw journal Les Échos bind na, nee na sëñ Moustapha Sy dafa feebaru mbas mi ba ñu ngi ko hospitalisé hôpital principal. am na nag lu leen si fekk, defe naa ne bu démb doon tey duñu ko wax sax nag, parce que ñëw nañu song nañ leen, saccagé nañu seeni locaux, yàq nañu seeni bagage lu bëree bëri. donc ma di la laaj yow, loolu ban jàngat nga si am, ban gis-gis nga si am? soxna Awa, kàddu gaa ngoog.
Chérif ma lay remercier waat bu baax a baax di information boobu ñu yëg am ci lu ñu metti lool ndax kilifa diine bu toll ni sëñ Moustapha Sy ay journal dem di wax ci moom naka sudul noonu ñu jégalu bu baax a baax bu kàddu yi dëngee ci ñun la itam waaye jubluwuñ ci lu dul wax lu baax kene waa journal Echo nit ku feebar du ñoom ñoo ko war a génne première wàcc yoon bu ñu njëkk wàcc yoon boobu dañoo wàcc yoon dëgg dañoo tooñ mais ñoom xanaa amuñu ay sujet yu ñu war a wax ñoom waa Echo ay thème d'actualité ay thème ci yenn métiers yi ay jafe-jafe yu sénégalais yi di dund ñoom xanaa thème yooyu yëpp gis ñu leen ba ñu jël af xanaa guide religieux jël ko dem di wax ne xanaa dafa feebar mais ñoom du seen yoon nekku ci seen yoon nekku ci daan buñ leen teg rek oyof na ci ñoom daan bu metti buñ leen teg rek ci wàllu xanaa suspendre journal baak ci wàllu xanaa pécuniaire xanaa pénalité loolu doy li xeeb naa ko ndax nit ku baax moomul tooñ ni wax naan tooñ du gàllaaj Les Échos no bu ñu wut scoop nañ ko wuti feneen mais pas ci feebaru ab marabu mais pour lan même sax su amoon mais ñoom lu seen yoon mais maladie boobu ñi nga xam ne ñoom ñooy joxe xibaar yi ñu jox leen ko ñu habilité jox xibaar ñoom ñu ngi koy joxe chaque jour muy xanaa le ministre de la santé et de l'action sociale mais ab journal lu mu ci wut moom ci wàllum xanaa cër boobu ñu jagleel ministère mu ne ci pëtax lu dugg ba pare may waxte muy dem tooñ ab kërub diine mais trop c'est trop journaliste yi nag war nañ leen a gën a teg ci yoon te man jàngat bi nga xam ne moom laa am jàngat ci lii nga xam ne xew na ay tooñkat lañu mën nañu tooñ torop amatuñu moral éthique moom fii moom éthique journaliste moom dañ koy teg fële ñoom amatuñu ñi def lii amuñu benn éthique amuñu benn respect ci doomi aadama ndax nit ci boppam sax bu dul dara war ngaa respecter intimité am war ngaa respecter liberté am wala respecter moom ci boppam en tant que tel mais ñoom dañ doon dof rek dañ doon làmbatu daj nañu ndax nit doo fekk yow benn nit boo xam ne ginnaawam rek kenn xamul nu mu toll di sëtu ci Alaaji Malick Sy nga dem di wax naka su dul noonu ci moom te da ngay wax sax dara amu ci ñoom am nañ fit il faut que mu arrêté yoon def liggéeyam ñoom itam comme ni ma ko waxee sëriñ bi dafa am ginnaawam boobu ñooñu luñ leen wax genn golo gudd na lool mais lu ca dal mu yëg ko dafa am dafa jaboote ci biir Sénégal ak ci bitim réew bu ñu tawee wax seen xanaa wasila lu mel noonu ñoom réaction boobu dans l'immédiat loolu la ñuy réactionné parce que ku mer rek mer nga mais ñoom xawma lan la Echo ñoom de dootuñu am Echo même buñ leen deful woon dara sax moom même buñ loo xam ne waa Moustarchidine defuñu leen dara sax ñoom dootuñu woon amati Echo duñu wax ci fenn kon ñoom journalistes yi nañu dem jéggalu ci loolu tooñ boobu ñu tooñ te xam ne ñoom loolu moom xanaa ñu dem def délégation dem jéggalu ñu jéggal leen ba pare nag dañu jéem a reconstituer waat seen organe de presse te xam ne nañu xam ne leen di xaar metti na lool dinañ dem ci kilifa ga jéggalu même bu leen jéggalee itam yoon day def liggéeyam ay daan dina ci am yoon
ñu suspendre journal bi lan moo ko fi jar mën nañu sax tëj kaso mais lan moo ko fi jar ci ay wut ay scoop rek pour looy wax mais balaa ngi nit ñi damay ñaan journaliste yi balaa ñuy bindati nit ñi dem di xool li ñuy bind lan la ñoom loolu ñu def noonu du loo xam ne dañ leen koo délégué pour ñuy wax ku feebar ci feebar bi déedéet kenn waxu leen ko feebar bi situation bi ki ko yore mooy ministère de la santé et de l'action sociale moo waxaat ko kon Chérif loolu laa am ci jàngat ak gis-gis bi nga xam ne moom laa am ci xew-xew boobu am. jërëjëf soxna Awa Thiandoum sëñ Cheikh Gueye dégg nga sëñ Sidi Fall dégg soxna Awa Thiandoum yow nag lan moo si sa xalaat ban jàngat nga si am sëñ Cheikh kàddu gaa ngoog. waaw Chérif ça va man de damay rejoindre rek Awa Thiandoum lu mu wax dëgg fa yàlla bon ñun man duma cautionné sax li ñu wax ni saccagé nañ leen yàq nañ leen xañ na ñooñu man ba tey ñooñu li am noonu sax loolu du ma ko nangu sax ni loolu Moustarchid la Moustarchid mooy def loolu ki def loolu xàmmeewul ndax Serigne Moustapha du cautionné tooñ Serigne Moustapha bëggul sax loolu Serigne Moustapha du fayantoo bëggul loolu bëggul kuy fajantoo affaire yooyu Serigne Moustapha vision dafa am benn programme bu mu tracé ci la nekk am divertissement yéen dans la vie là est-ce que di ngeen dégg Serigne Moustapha Sy muy def ay communiqué dans les rajo mos ngeen dégg benn conférence Serigne Moustapha Sy bu ngeen dégg ci ab télévision wala rajo ñu koy communiqué non Serigne Moustapha dafa am ces informations yi muy jaar filière yi muy jaar souterrain lay doon ñi ci war a jot ko man bi démb benn waaye bi mu ko déggee ci rajo dafa ñëw directement ñëw ni ma mais yaa dégg yow li ñu wax ci Serigne Moustapha ma ne ko li ñu wax ci yow mu ne Serigne Moustapha nañ dafa feebar corona ma ko yow booy demal nga toog te nga noppalu Serigne Moustapha bu corona du ay information ay écho yooyu ñoo la koy jox Serigne Moustapha ay mbiram du noonu lay jaar li Awa wax rek gis nga nag nit ñi vraiment on a suffisamment des choses à nous apprendre ci journalisme ci information am na ñeneen ñu gën a préoccupé ci dëkk bi actuellement nii yu dul ay diw feebar naag samba feebar na certes Serigne Moustapha kii la nit la mi ngi noonu xam nga kon dans la vie ñun on a besoin des gens yu nga xam ni dañuy wax information juste et vrai comme ni ñu ko waxee woon sànq Serigne Moustapha ni si nit la comme ñëpp doomu aadama kilifa la feebar bi jombul kenn mais moom comme ni ko Awa Thiandoum wax ñiy joxe bis bu ne ñiy joxe information ci feebar bii nii mais duñ la limal tur bis bu ne ñoom am nañ information yëpp xam nañ ñaata tey buñ la nee information virologique tant de nangam tant de cas kon bu doon loolu ñoom ñu xëy di lim Samba Ndiaye Parcelles Demba Pout na koy Kaolack mais doo ko dégg à cause de l'anonymat kon ñoom pourquoi ñoom ils se permettent ñuy jël nit di ko cité di nit ak ko munti doon rek même bu doon man mu ñàkk solo mi sax cité ma ci pare sax di ma wax dama corona sax tooñ la tooñ bu rëy la nag tooñ la ak lu ñu leen mun def nag dañ leen tooñ ne kon dañ leen di fekk ci kaw tooñ te ñooñu leen def loolu sax man yaakaar naa man du ma leen attribué ay Moustarchid parce que Moustarchid du fayul Serigne Moustapha noonu ndax am nañ discipline ak yar bu nga xam ni non xàmmee nañ trop man defe naa duñ dox ci yooyu kon nag il faut nit ñi nag jeune presse bi ñu recadré waat seen ay mbir ñu xamaat fi ñuy teg seen tànk ñu xamaat nan la ñuy doxalee ak doomu aadama yi te bàyyi tooñ baaxul waaw tooñ baaxul Moustapha Sy nag xaj na ñu bari dañ koy taxé waaw Moustapha Sy moom neexul deret de parce que du tooñ de Moustapha Sy neexul deret du tooñ mi ngi nekk te ligne directrice am ci la nekk point barre kenn du ko gis ci leneen du dugg ci leneen waaw ku jotee ak moom rek bu waxee di nga xam ni la leen jotalee doo ci teg commentaire moo tax nag tooñ baaxul muy keneen ak keneen nag du kenn fu mu munti doon rek tooñ daal moo baaxul kuy kilifa ku dul kilifa tooñ baaxul. yal na nu yàlla musal si tooñ te lu nuy waxati nanu wóor bala nuy yëkkati kàddu nanu xool fan lañ ko jëlee ak fan lañ ko jëmale muy loo am solo jërëjëf Cheikh Gueye mbokk yi nag waxtu weenu xoj sama invité ñi ngi leen di tàggu di sëñ Sidi Fall soxna Awa Thiandoum ak sëñ Cheikh Gueye nu leen di sant di leen gërëm di kontaan si ñoom di leen gërëm si teewaay bi waaye it di leen masawu si jataay bi ndax yombul mu doon seen émission actualité politique de la semaine seen xarit Chérif El Wali doon leen ko defal ak ay invité am
mbokki auditeurs yi mbokki auditrices yi ñi ngi leen di tàggu di leen jox dig daje fii ak ayu bés incha allah jàmm ak jàmm ba booba jërë ngeen jëf